at bu ne dañuy fésal rapport xam nga ITIE dafa nekk kuréel boo xam ne kuréel bu coobarewu la boo xam ni soo ci duggee kuréel bu am solo la mais dugg coobarewu la Sénégal 2013 la ci dugg lu jiitu 2013 benn citoyen sénégalais mënu la woon wax ressources yi lan lay jural réew mi meññee fi jógee ci biir suuf mais depuis 2014 ak léegi gis nañ bii mooy suñu 8e rapport jógee nañ ci 46 milliards ba 185 milliards sa loolu ITIE moo tax ñu xam ko mais rapport bi saa ñu ko génnee dañ ko war a fësal maanaam waruñu yem rek ci Dakar dañu war a dem ci askan wi ndax constitution moo ni ressources yi askan wee ko moom article 25 askan woowu nag mooy réew mi yëpp moo tax bi ñu jógee ci Dakar bi ñu ko publier ba pare dem nañu Kédougou dem nañu Fatick dem nañu Saint-Louis dem nañu Matam tey nag Thiès lañ mujjee ndax Thiès dayo bu mu am ndax mooy première région minière entreprise yi gën a mag fi la ñu samp gis nañu ICS fii gis nañu GCO si wàllu zircon Ciment du Sahel Dangote carrière Ngoundiane loolu lépp mu nekk lu am solo du ñuy ñëw nag ci benn rek région def fa rek benn fan dajale acteurs yi dem ñu ne nañ ko def ay pàcc bërki démb dañoo gouverneur dafa mobiliser tous les acteurs locaux muy autorités administratives yi préfet sous-préfet yi députés yi hauts conseillers yi élus locaux yi société civile presse bi acteurs économiques ñu waxtaan démb ñu ne élus locaux yi rek ñoom tamit parce que du sañ-sañ bu ñu transféré ndax mine du compétence transférée mais am nañ ci àq bu ñu war a jot loolu ñu xam ko tey nag bi ci ëpp solo ñu ni nañ dajale acteurs de développement locaux yi jaar ko ci chambre de commerce chambre des métiers ndax li tax ñu leen dajale ndax rapport bi dafa fësal ni mi ngi jural secteur extractif ci 2020 185 milliards téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom mais téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñaar rek moo dugg ci gafaka état mais ci biir loolu ñu gis tam dépense yu coobarew yi presque juróomi matul sax juróom benn milliard 5 milliards 765 millions li nga xam ni dañ koy jox askan wi lii dañuy gis ni ci wàllu santé la tuuti na ci wàllu éducation mais li ci ëpp solo ñu gis ni appui divers foofu tam ñu gis fa lu bëree bëri 56% billet màkka yeeg li ñuy jox communauté religieuse ñun loolu lépp soqaliwul dëkk bi lii soqali dëkk bi mooy fexe ba am yëg-yëg mu yokk ci wàllu croissance yokk ci wàllu xëyu ndaw yokk ci wàllu koom moo tax activité tey bi contenu local lañ ko tuddee loi la Moustapha Tine nañ ñëwaat muy gën a jege gën a yeey contenu local boobu nag ci rapport bi dafa fësal ni 1116 milliards maanaam téeméer ak junni ak téeméer ak fukk ak juróom-benn milliards la jural Sénégal ci 2020 waaye ci loolu lépp ñaar téeméer ak fukk ak juróom-ñeent rek 219 milliards moo ñëwaat ci doomu réew mi ni ñu ko jàppee mais su dee région de Thiès 392 milliards la rapport bi fësal ni ci wàllu contenu local moom la leen jural ci wàllu boobu 92 milliards moo ñëwaat ñun léegi nationaux yooyu ak locaux yooyu jàpp na jaadu na tey ñu ñëw comme loi la dañ ko war a fësal gën ko faram-fàccee ci langue nationale mais aussi dans une version simplifiée loo xam ne du nekk lu technique lépp ñëpp mën koo xam ndax tey xam li nga moom xam sa sañ-sañ xam li ci sa àq soo ko xamee rek dafay jur yokkute moo tax tey atelier wu tey bi mu am solo trop ñu dajale acteurs locaux yi transporteurs yi sous-traitants yi même ñi nga xam ne dañu nekk ci wàllu formation pour ñëw jàppale leen. wax mooy contenu local dafa nekk lu nga xam ne dafa am solo ci réew mi mën nañ jàpp ne sax priorité nationale la ndaxte léegi contenu local ñu ngi koy wax fépp waaye contenu local li ñu ko mën a définir rek mooy que dafa nekk lu nga xam ne day permettre réew mi gis ci boppam ak askan réew mi gis ci boppam ndaxte dafay concerner li ñu naan. opportunité yi nga xam ne chaîne de valeur bi maye na ko moo xam ci wàllu xëy mi moo xam ci wàllu li compagnie bi soxla biens et services moo xam aussi ci wàllu transfert savoir-faire moo xam aussi li nga xam ne ay doomi réew mi lañ mën nañ bokk ci wàllu société yi nga xam ne ñoom ñi ngi fii donc contenu local nag am nañ loi bu nga xam ne jël nañ ko 2019 te mu soxal secteur pétrolier léegi ci loi boobu nag dafa am lu am solo luñ fa bëral mooy que ni am na léegi kuréel gu nga xam ne teg nañ ko muy comité national de suivi du contenu local moo war a ceytu li nga xam ne mooy contenu local ak tamit compagnie bu ñu waree soumissionner seen plan de contenu local ñu jébal ko moom mu ceytu ko xool ba xam est-ce que loi bi wax ñoom bëral nañ ko leen la ca topp tamit loi bi teg na ay régime yoo xam ne day mën a tax ñu natt réew mi bi ci njëkk mooy régime boo xam ne moom lañ tuddee régime exclusif parce que njott nañ ne réew mi lépp lu war a génnee foofu mu ngi fi donc réew moom régime boobu nag ay doomi réew mi rek a ci mën a yëngu beneen régime bi ci topp nag moom lañ tuddee régime mixte régime boobu nag naamte dañuy naatable ne am na lu fi ne waaye matewul donc dañ ciy ubbi permettre sociétés étrangères yi ñu lëkkaloog ay sociétés locales beneen régime bu nga xam ne nag moo nekk régime bu nga xam ne mooy gën a jafe-jafe mooy régime bu nga xam ne réew mi xool na ni
li fi ne matewu ko donc dañ ciy ubbi bàyyi étranger yi ñi nga xam ne ñoom tamit ñu kii ci mais li ci gën a am solo rek mooy ñu contrôler disposition juridique yooyu nga xam ne loi bi prévoir na ko pour compagnie yi mën ko béral ba réew mi mën ci gis si boppam li ñu naan contenu local. leneen la ci topp tamit plateforme bi nga xam ne dina permettre fournisseurs yi ñu mën di am accès à l'information parce que plateforme boobu mooy tax lépp luy opportunité fa lay nekk. léegi nag leneen la ci topp mooy secteur minier nag am na loi bu nga xam ne jël nañ ko fan yi ñu adopté ko conseil des ministres léegi war nañ ko wote waaye loi boobu liñ ci gën a am solo rek mooy léegi secteur minier comme secteur pétrolier day am loi bu nga xam ne mooy ñëw encadré liñ naan contenu local. waaye nañ fàttali ne nag code 2016 bi nga xam ne moo nekk code minier am na disposition yi nga xam ne day wax contenu local bi ci njëkk mooy article 85 dafa wax ne képp kuy société minière war nga defar plan de passation ba pare nga génne ko mooy plan de passation des marchés ndaxte këyit googu mooy tax ñu mën a xam liñ naan approvisionnement bi compagnie bi lan lay soxla ci at mi pour que su ko defee ñi nga xam ne ñoo fi nekk ay société locale mën a gis seen bopp ci loolu. beneen la ci topp article 109 le code minier 2016 prévoir na ko foofu tamit ci wàllu lépp luy wàllu emploi wàllu formation di waral ne compagnie minière bu fi nekkee rek am na ay obligation contenu local yu nga xam ne tegu na ci ndoddam moo xam mu war a génnee lan lay soxla maanaam plan de passation moo xam aussi nan la ñi mu war a jël te mu war a nekk également doomi réew bu fekkee xam-xam bi mu ngi fi ak mëneen bi.